koy defee saa su heure bi jotee ci télévision Futurs Médias soir d'info ci ñaareelu pàcc bi gannaaw xabaaru 20h yi dinañ am monsieur le préfet de Dakar ndax xam ngeen ko démb ba léegi réew mi dafa xaw a yëngu ndax mbiru Ousmane Sonko dinañ ñëw tamit ci li nga xamante ni wax na ko kàddu yu mu yëkkati démb ci biir xew-xew bi naka noonu marché yu bari yi nga xamante ne itam mi ngi koy tere ànd lan moo ko waral moom préfet dina ci dellu siwaat état de droit état de liberté d'expression yi ñuy wax yëpp bu soobee yàlla moom Alioune Badara Samb dina ci dikk démb ba léegi wax naa ko réew mi dafa tàng ba tey jii dinañ ci bu ko soobee dinañ def incursion ci biir émission bi daal di dem xool suñu reporter yi nga xamante ni ñu ngi ci mbedd mi jamono yi xool ana fan la mbir yi mujjee léegi ci première partie bi dañuy dalal honorable député Aïda Mbodj maa ngi lay nuyu bu baax honorable asalaamaaleykum Binta maa ngi lay nuyu di nuyu Barthélémy di nuyu seen mbokku téléspectateurs yëpp di nuyu waa Sénégal di leen bal àq di leen balu àq. zone bi xanaa boo paree mën nga koy jox. bu la neex yaay sama rak. honorable démb gis nañ ne ngeen dem conseil constitutionnel déposer fa benn recours pour ñu neenal li nga xamante ni procédure bi nga xamante ni jëloon nañ ko ci assemblée nationale pour yëkkati immunité parlementaire bu député Ousmane Sonko lan moo ko waral. waaw loolu Binta lu ñu waa may la parce que. dafa am ci constitution bi lu ñuy wax article 74 mu ni su fekkee député yi ci législature bi nga xam ne téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom lañu 10e bi mooy fukk ak juróom-ñaar ñu am fukk ak juróom-ñeenti député yoo xam ne ak sans compter député yu tukki su fekkee ne mët nañu rek li leen naqari ca doxalin wa mën nañ ko def dañu jàpp rek nag ni procédure yi la ñun tam bi ñu defee ci suñu groupe bu commission des lois loolu rek lañ leen jox wax leen article 74 ñu di ci ngar-ngari mais dafa am loo xam ne bu dee décret bu président jël cour suprême la ñuy dem mu jóge ci exécutif bi mais assemblée lépp lu ñu doxal te d'accorduloo ci da ngay dem cour conseil constitutionnel. en tout cas Abdou Mbow nee na conseil constitutionnel. man maa ko jox yaxu article 74 déggu leen bu ngeen ko laajul sax mu dig en tout cas article 74 parce que xamul lan la. dañ ni moom dafa yegg ca ni de toute façon la cour va se déclarer. Le conseil va se déclarer incompétent. sañ-sañam la. te man bu doon mën a du ma ko def parce que proximité mag président mayu ko muy dogalal conseil constitutionnel. bu doon mën a du ma ko def bu amoon ku ko yedd itam du ko def. fii la ko waxee ci seen plateau dégg naa ko bu di ko wax Moussa Diop. mais man dama lay wax ni la article 74 boobu daf la ne sañ-sañ bi ñu am man yeggaguma ca dogal ba. yeggaguma ca compétence su conseil ba. dama ne man damay def saisine ñu recevable ma sama saisine c'est-à-dire nangul ma ko. jox ma récépissé bu ma téyee récépissé rek procédure bi nga xam ne ñu ngi ko mën a def parce que levée immunité parlementaire la day na sax. d'accord léegi yéen levée immunité parlementaire bi justement ngeen di attaquer sous prétexte que dafa am ay vices de forme yu nekk ci procédure yu bëree bëri yan ak yan la. violation de droit. am na d'abord arbitraire bi. te di nga ma may tuuti ma taxaw ci arbitraire bala may dellu si waat ci levée immunité parlementaire Barthélémy la chose la mieux partagée fii ci Sénégal tey mooy arbitraire te damay defaale appel justice parce que justice mooy dalal réew justice la ñëpp yaakaar su ma yaakaarul justice Binta yaakaarul justice xamuñu fu ñu jëm te loolu depuis 2012 moo ci nekk maa ngi doon répertorier sànq maa ngi sama waa kër di wax bi boobu dama doon def allusion ci levée immunité parlementaire u Khalifa Sall mais indi ñoom Omar Sarr indi ñoom Ablaye Baldé mais en dehors immunité parlementaire yi xoolal le cas de Aïda Ndiongo toujours dañuy jël benn affaire def ko ci biir beneen affaire naan ko CREI yi defal ko non-lieu ñu jékki-jékki jël xaalisam ñu ni nañ ko delloo ñoom ñu ci seen bopp ñu dem cour suprême ñu ni noonu nañ confisquer xaalis bi ba fii may waxee ak yow ñu ngi téye xaalis boobu loolu moo tàngal xolu nit ñi ba nga xam ni bu dara amee dañ naan militant wu diw la ak militant wu diw fekk réew mi ci boppam ñoom la seen xol tàng donc violation droit dafa am ci affaire Ousmane Sonko bi amuñu accès à l'information documents yi ñu waroon a am amuñu ko ñi ko war a représenter ñu bokk ak moom langue politique yi dañoo démissionné remplacé wuñu leen te booba dafa am lu ñu leen xañ ñoom itam par principe ñoo démissionné man mii ci sama bopp doon ko défendre mais lan moo tax yéen dugaluñu leen ca salle ba. mais nee na ñooñu démissionné kay teewul commission bi continuer liggéey. ndokk na continuer liggéey ñoom ci pratique parlementaire lañ ko teg duñu seet lu normal parce que dañ ni commission bi fukk ak benn yi warul manqué te fukk ak benn yi na nekk ci groupe bu nekk na nekk ci groupe de l'opposition nekk ci groupe majorité na nekk ci ba ci non inscrit yi nañ am benn. donc loolu su fekkee ni matul ci fukk ak benn yi. dañoo war a réunir conditions yu tax mu mat.
leneen la ca des Ousmane Sonko am na droit ñu défendre ko ñu ne doo fi waxee te loolu article 55 daf ni président na jël ay responsabilités am régler salle bi Abdou Mbow moom ngay wax moo leen ni warul wax or moom am na benn kuréel boo xam ni fexe na ba am ko bu nee doo leen wax ñooñu daal di exécuté wu président bi ci boppam di laaj naan est-ce que Sonko bind na pour wax ne man maa koy défendre alors que yéen ñi nekkul assemblée xam ngeen ne maa ngi koy défendre donc loolu sabotage boobu loolu. loolu keroog dégg nañ Moustapha Niass muy naan binduñu mais ba mu ne kan moo bëgg a wax. ci ngay moom moo ni xam nga ba mu nee binduñu. cote la pour wax leen lànk leen. te looloo tax bañ ko defee dara fekku leen ci tudd na tur or article 55 boo xam ne mu ngi ci règlement intérieur bi daf ni moom moo war a régler loolu bu xamee kan la mu génn ko mais du ko faj parce que code la loolu mooy bu ngeen ko bàyyee mu wax yéen la mais man nangam laay def xam naa ko moom moo ñu yar. mais honorable mage dama 20 ans mais nag xam naa jikkoom. dès l'instant bi ngeen saisiré le conseil constitutionnel ça veut dire que procédure bi yëpp dafay xaar dafay xaar parce que xam nga ñoom te loolu dafay wane ni ni ci duggale seen loxo xam nga procédure d'urgence yéen ñi nekkul assemblée xam ngeen ni président koy ñaan bu ko defee bu ko xasee ba laaj rek c'est de droit dañuy def procédure d'urgence donc xam nga boobu président mënul na yëgul mu laaj procédure d'urgence ñu defar ko mais parax ji moo mbett parax ji moo di le procureur mu ngi saisir le juge d'instruction le 8 gis nga le 9 bi mu jotee juge d'instruction jàmbaar la xam na luy fast track c'est delloo na correspondance bi procureur dégluwul kenn de procureur ba mu koy defar réquisitoire am daf ko ne x jël na lettre ba delloo ko d'autant plus que xawma ci dara mais nit ñi nee nañ dafa amoon dëj ci dëkk këram mais teewul bi mu xëyee 8 heures yónneewaat na correspondance bi procureur jox ko procureur général jox ko garde des sceaux andi ko assemblée te dara yëngatuwul balaa midi. mais li xew démb noo ko jàngate mooy li ma la wax xol bu tàng bi nga xam ne nit ñi dañ ko nekkee parce que da ngay gis ñoo xam ne te bi ñu leen jàppee feeñ na bi ñu leen jàppee du ay militants Ousmane Sonko rek lañu jàpp mais dafa fekk xol bu tàng bu daje ci ñu bëri ak contexte bi ak itam même ñi nga xam ne génnuñu ñu ngi laaj ñun lan moo xew ci sunu dëkk pandémie am na yu metti rareté des ressources économie bi yëg na ko yooyu yëpp ñu waroon koo taluñu ko ñu nekk di ngaf daal di gaawantu parax kenn xaarul ñoom mënuñu nit sax ba délai de saisine yi ñu épuisé ko bi nga xamee ni épuisé wuñu délai de saisine yi daal di gaawantu tontu juge d'instruction gaawantu daal di yónnee leen ñu ne tam ñu daal di dugal suñu saisine sa xarit Moustapha Diakhaté ma wax ko ni ko du médecin après la mort de ñun xam nañ naka la ñun dañoo nekk ba délai bi saisine bi jeex ci bis ba ñu teel a jóg xam nga mag bu nelawul 9h05 ngeen déposé. déedéet man mii ci sama bopp rek 7h laa fa taxaw. balaa 9h daf ki ne ànd ak sëñ Cheikh Mbacke sax da doon filmer. récépissé bi je pense 9h05 la ñu. moom dafa bind 9h waaye ñun ñun ñëw nañ ñu taxawloo ñu lu yàgg ak gendarme yi ba ma ne gendarme yi greffier en chef bi ma fi xamoon de Ernestine la tudd daal di seet ku ko xam ku mu nekk ndoloon cour des comptes donc taxawaalu noonu lañ ñu au moins 15 minutes. bëggoon sax xam naa ñu xàddi boo demee dégg na ne ay dumbaj waalo bi pànk la négal rek mu ñëwee ma traîné loo ko tuuti waaye ma dal rek ni ko mu ne ma lan ban greffier nga soxla man ko greffier en chef ñëw na greffier en chef bi nekk ko correct mu daal di ñuy recevoir ma ñëw ñu présenté wu ba pare mu daal di ñuy defar récépissé bi muy defar récépissé bi bind na ko lu yàgg lu day ne ba ma ñëwagul ak léegi booba la 9h di door a jot parce que Barthélémy nelawuma yéen a ngi ci télé bi daal bu baax mais après kan ngeen di débbal bu baax it ban heure lañ délibéré kan ngeen di débbal récépissé bi pour ñu mën a arrêter la procédure man maa ko ci bi ma génnee rek laa ko yónnee WhatsApp avocat waaw ba pare daal ni ko këyit gaa ngi nii wax ma foo féete ci boori tribunal ma jox la ko mais finalement yóbbu nañ ko garde à vue pour trouble à l'ordre public loolu lañ mënoon a def kii bee ko indi récépissé bee ko indi parce que su dul woon récépissé bi day dem daal di ñibbisiwaat te bëggu de ñoom jàpp nañ ni mbir mi affaire personnel la jàpp nañ ni ngan moo koy régler jàpp nañ ni dinañ def nangam yow boo gisee ñëpp am parole xoolal dimanche tous les grands communicants de l'APR ñu ngi woon ci plateau yéen am ngeen ci ñaar
yéen ñii seen affaire doy na waar am ngeen ci ñaar sans compter yeneen plateau yu mag yëpp. mais honorable ñoom tam am nañ droit à la parole non. waaw bien sûr parce que da ngeen ma koy jox da ngeen leen koy jox. ñun kay dañ leen bëgg a dégg sax. parce que ñun waxtu ñu waxee ñoom ñun ñu jëlee ci seen implication ci mbir mi. loolu mooy avantage bi. ñun dañoo bëgg sax ñuy wax. kon da nga yaakaar ne ñoom APR seen loxo ngi ci mbir mi. yow tam bu dul woon loolu lu ñuy xas a doyee ñun ñi nga xam ne kenn ku nekk kay am nga droit jàppale sa collègue. mais dañ ñuy xas ba dañu xas ci suñu bopp loo xam ne il est vrai que nag ñoom waa APR am nañ fu la dañuy jël alliés yi yabal leen au charbon. su ko defee ñoom ñooy wax ak ignorance ñoom ñooy saaga ñoom ñooy attaquer nit ñi xamuñu signification mooy. dinañ ni Binta Diallo mii waaw analphabète la nangam ak nangam fekk na Binta du mer parce que ki koy wax analphabète xamul luy analphabète. bu boobaa nag dama naan Binta mën ngaa tontu mais bul tontu. bàyyi leen parce que ñoom ña nga xam ne ñooy sax ya du ñu wax allié ya la ñu yebal wax nañ dëgg. ku ñëw xaaraan si des bi lañ lay jox. waaw honorable yow en fait man ku la xam na ne doo dugg ci benn mbir noonu. est-ce que tey mbiru Ousmane Sonko jàngat nga ko parce que au départ dañu ne affaire privée la. dañ ko tuumaal. ñu gis la ci biir nga takk ci rip ni ko olof yi di waxee est-ce que jàngat nga bu baax dossier bi ndax du affaire privée wala dañ ko jël rek politiser ko. mais ñoom ñu ni woon affaire privée dañ ko piéger comme ni ko Ablaye Wade waxee wala. déedéet ñoom ñu ni woon affaire privée la ñoo ñëw def ko affaire d'État. parce que xam nga. dama lay bëgg a wax Binta ni la ki gën a tuuti ci assemblée nationale du la yëkkatil du la fasteel xàncal moroomam te neexul président moom majorité am moo ko yëlif ka nga xam ne sax moom la fa teg mu topp ci président bi tey APR te président bi nekkul APR dafay mel ni kooku sax moo ëpp daraja parce que gis nañ pratique bi mais bu dee fi affaire privée la ma ne la ne ko seeni avocat rek la d'abord ñoom le fait que ñu ciy wax ci la ñu dugale président di ci wax bu metti di ko xas di génne yu bon yu nekk ci sa collègue di ko teg amul solidarité ñaareel ba fii la ay jigéen taxaw ak yow ni la ay di li mu xeexal jigéen ñi warul woon a dugg ci lii ndax affaire viol la. honorable Awa Gueye mais Binta man loi bii dama ko yàgg a topp depuis l'international ba fii. nga xam ni convention yi Sénégal ratifié la ñu jël dugal ko ci droit positif sénégalais. criminalisation bi am ñu bëgg a protéger jigéen ñi nga xam ne dëgg-dëgg dañ leen violé ndax am na ñoom dañ koy foyee mais ñun xam nañ ni jigéen ñi ñu violé am na. Binta man du ma soutenir viol prémédité. viol boo xam ne. benn nit dafa ñëw gaare otoom daal ni damay jaabante damay xaar ñu violé ko ndax mu génn ma yóbbu ko loolu du ma ko soutenir. du ma soutenir koo xam ni. xamoon na ne dañ koy violer di ko violer waat mu toog di xaar du ma soutenir koo xam ne dafa nekk ci ay loxo yoo xam ne moomul boppam du ma soutenir koo xam ne buñ ko violer du ma ko mën a soutenir parce que kooku mënuma koo gis ma leeral nag ni victime la te waroon nañ ko traiter comme victime pas victime mu viol mais victime mu ci ñi koy def loolu bu boobaa nag ñun ñi nga xam ne dañu soxla loi bi dañuy taxaw delloo sens bi delloo lu nekk ci sensam pour ëllëg ki si biir mu mën ñoo permettre ku nu violé ñu taxaw. d'accord en tout cas mbir mi jur na coow lu bëri bi ci mujjee mooy démb ak tey ak li xew ci mbedd mi Binta nga koy junju sànq manifestation yi ak li nga gis ci sa gët ci vidéo yi circulé lu mu la def. ma bëggoon président li ma ko waxoon keroog na siffler la fin de la récréation ci Babacar Fall laa ko waxee. dama bëggoon président nu mu koy siffler mu jàpp ni ñëpp jabootam lañ. jàpp ni Ousmane Sonko na ko dugalal présomption d'innocence waaye li gën a metti ci àddina mooy li ma la wax au début arbitraire dafa metti tëb ñu daal di jël benn affaire collé la ko amuloo sax moyen wu défendre ñu daal di ne procureur nee na x lay laaj juge d'instruction posé wul benn acte. ñun jour bi ñuy voté levée immunité parlementaire bi plénière bi. la veille la dooree déglu plaignante bi. te xanaa lu mu bon bu doon ni plaignante bi déglu woon na ko sax bu ëllëgee si biir dina ne man ka def naa jéego ci kaw réquisitoire procureur bi nga xam ne saisine bi daf ma defal x Ndeye Khady Ndiaye beneen bi mu def x. bu boobaa dina ni man ka def naa ci jéego ndax déglu naa plaignante bi te plaignante bi la ma wax ba jooy mën na am convaincre na ma. bu boobaa su may bind assemblée ma bind Ousmane Sonko mais te bind assemblée. ci noonu mais nañu nag que Ousmane Sonko moo nekkoon ci kayiti assemblée.
juge d'instruction bi Ousmane Sonko la bind. moom la bind lettre bi mu yónnee assemblée. waaye ñun est-ce que ñun assemblée dañu ay ganaar yoo xam ne benn lettre juge d'instruction war nañ cee lever suñu immunité parlementaire man bàyyiwuma sax sama président. président Niass nee naa ko sa cursus ak sa vécu ak sa expérience war na la may bu ñu ñëwee indil la dossier nga ni sama doom ji lu mu def ñu ne la man de juge d'instruction danaan ko jiiñu ma ko. man article 71 du code de procédure pénale moom moo ma ci dugal. parce que dama am saisine boo xam ne moom la ma procureur fal saisine boobu réquisitoire la. bu ko defee sama président lu muy def ana sa réquisitoire. billaay bu ko defoon sunu xel dina dal ndax dañ xam ne am nañ bàyyi. bu jëloon réquisitoire ba x la. bu jëloon réquisitoire ba fekk fi x dina ko de waaye yow da nga ma yeb. yow sama doom ji nga jékki-jékki ni moom la alors que yow x nga jot te man ma am 165 yoo xam ne man ci laa bokk nga jël x rek daal ne diw la yan preuve nga am diggante bi yan acte nga fi posé ku la di ku la wax lu tax nga def ko d'autant plus que diggante bi dara amuloo fi bu fekkee ni plainte ba nga xam ne moo jógee gendarmerie moom la procureur amoon. te teewul mu ni x comme moom am na maandu te ni la x lan moo tax yow mënoo continuer ci x bay ñëw di attaquer sama njaboot bu boobaa nag boo amul baay da ngay nàmp maam njaboot gi day daal di taxaw mat sëkk. mais honorable nag yow vraiment Ousmane Sonko yow la tànnoon nga nekk avocat wam au niveau même de l'hémicycle mais gis nañ ne moom li mu waxoon yëpp du caa génn parce que dafa ne woon bu ñu yëkkatee sama immunité 9h 9h05 moo wuy si tendre nañ ko la perche au niveau de la commission ad hoc. nanguwul ñëw ba ñu yëkkati immunité parlementaire mu ne reconnaître ko est-ce que moom itamit deful waxeet honorable ba may dem ca plénière ba bind naa li ma bindoon pour wax ko jox naa ko ba mu apprécier ko ni ma mais est-ce que dinañ la may temps wax wax na dëgg parce que moom ci boppam dara du am levée immunité parlementaire dara du am bu ñëwee di wax ñu yuuxu yow gis nga fi Ousmane Sonko ñëw taxaw di wax ñoom ñëpp ñu bubbandoo génn fi la leen fekk wala déet keroog jooju man maa ko ne su dee am naa ci yow benn cër génnal parce que lu ko naqar rek la fay dégg loolu la yàlla dogal mu ñëw may wax te loolu bokk na ci dossier bi parce que Ousmane Sonko a le droit d'être défendu article 52 moo ko wax moo wax ba wax ñu war a wax ñoom ñu ne du ma wax loolu duñ ko bàyyi noonu parce que bu ñu taxawee ñu nekk di wax nee naa garde des sceaux yow avocat nga waxal ñii nous en tirerons toutes les conséquences de droit yooyu yëpp a ngi ci kii ba. mais li mu wuyu siwul nag commission bi est-ce que xawul décevoir foofu. non li mu wuyu siwul commission bi condition yi la. parce que moom am na ay représentants am na ñu mu bokkal opposition yi ñu fa nekkoon ñooñu nañ leen traité wóoluwuñ leen dañu dem ba wóoluwuñ leen naka nga nit di nekkee député comme yow. doo ko wóolu nga jàpp ne yow mi parce que nekk nga ci benn majorité bu tax nga nekk député léegi wala nga nekk membre bureau wala nga nekk président commission des lois wala nga nekk nangam am nga daraja yi gis lu sa moroomu député gisul man mi nga xam ne fu ma topp man de je perds mon temps fu ma toll naan leen nañ nekk corps constitué policiers yi boo jàppee benn policier di dóor du ñëwee du laajte lan la day ñëw rek dóor mais député war na respecté moroomu député. ñooñu nag bu ñu leen respecté wul. ñooñu dañuy wëlbatiku dem. commission bi soxlawul woon ay représentants de moom ci boppam mi ndeyu mi liggéey moom la ñu soxla woon. déedéet dañu defar commission bi ba mu baax. ñu door koo recevoir parce que gis nga moom. ba ñu bàyyee ñooña ni leen amu leen droit sax jël kayit gi photocopie ak a yomb léegi photo ak a yomb léegi ñun leen du ngeen photo du ngeen photocopie ñëw leen ca bureau ba toog jox leen heure. à partir de 14h30 nga xam ne bisu àjjuma la woon ñooñu julli ji wuñu jumaa ndax mën a bañ a rater rendez-vous bi ñun leen ci bureau sàngam ngeen di dugg xool bu ngeen paree tëj. parce que ñu taxaw di xool ñu. parce que c'est confidentiel. yéen rek yéen waa léegi nag ñoom ñoo ñu gën a baax. alors que Guirassy ma demoon ancien ministre la. Cheikh Bamba Dièye ancien ministre la gis lu ñu gisul ñoom xam lu ñu xamul ñoom am expérience bu ñu amul dàq leen a jàng gën leen a xam gën leen a xàmmee di borom cër. alors doxalin bi nga xam ne opposition bi démb xaw ma ndax plateforme bi bokk nga ci bu bees bi ñu tëral. waaw nee nañu à partir de suba dañuy commencer teg ay plan d'action yëpp laa bokk plateforme yëpp parce que yëpp benn la te on va se retrouver. mais préfet nee na moom du leen may fenn fu ngeen génne. préfet bu ñëwee nee ko Aïda Mbodj nee na. fii la jógee léegi Samb dafa def na ba pare. waaw non
comme deuxième heure la defoon naa dinaa ko mën a yóbbante ni ko bu mu ngi lay déglu préfet waaw koy Samb démb am na erreur boo def baal nañ la ko mais suba bàyyi ñoog jàmm ak salaam ñu def sunu marche. nee na dañuy tere rassemblement nag te mu ngi leen di woo au sens de la rassemblé wuñu liberté yi na leen bàyyi ñaan na leen au sens de la responsabilité na bàyyi liberté yi xam nga nag gis nga ni ñu koy ñaanee nii noonu la leen ñaanee ci message man de maa ko mujj ñaan na leen ko maa ko mujj ñaan te jigéen a ñaan góor léegi moom mujj ko ñaan ma jigéen a ñaan góor dina am ñun liñ ko may waaye moom itam lii ñu koy ñaan suba na bàyyi parce que liberté yi nag mënu la tëj nit ñi de am na dox boo xam ne bu ko bàyyee soxlawul sax mu di ko encadrer ñun ñii nous sommes assez responsables pour nous encadrer. waaw mais parfois na bàyyi du ngeen maîtriser kay mais honorable yaa ngi gis waaye yow des éléments incontrôlables waaye yow Ablaye Diop DSP may déglu dafa ñëw jàpp Omar Sarr place de l'Obélisque ma ñëw ba ci moom mu jaaxle parce que dafa defoon ni ñun dañ koy moytuwuñ ko ak Modou Diagne Fada ma ñëw ni ko bàyyil Omar Sarr mu ne ma xale yi nañu dem man ko soo bàyyee Omar Sarr ma jox la garantie ne xale yi dinañ dem ba mu yàgg ma ni ko du kon yóbbu leen central ba mu leen yóbbu central ma ne xale yi dem leen xale yi dem ñu mu daal di leen libéré c'est-à-dire que problème bi moo di am na problème yu bëri ñoom ñoo koy def parce que xale yi du ñu nekk ci dynamique gu xeex wala ñu nekk ci dynamique gu dara mais ñoom ñoo leen di provoquer te yenn yi c'est de la provocation te président Macky Sall maa ngi koy déglu ci benn vidéo bu mu def 2011 nee na xale yi dañ leen a agressé ñu riposté te loolu préfet comme que président ci boppam dem na ba wax loolu xale yi ñu agressé loolu la waxoon 2011 na jël vidéo boobu xoolaat ko xam ni président li mu wax rek mooy dëgg mooy suñu président mbaa su ngeen marché suba nervi yi ñu gis ci vidéo yi démb duñ ñëw fekk yooyu nag mooy musiba naaru laay gis nga problème moo nervi yooyu dëgg bi dafa jaxasoo da ngeen a am rôle bint yaag Barthélémy yéen laa koy yóbbanti ci yeneen journalistes yi problème mu nervi yi nañ ko teg ci suuf ñun suñu force de défense et de sécurité yi dañ leen fonk gis nga ñoom bu ñu ñëwee assemblée di indi seen budget ñun dañ koy voté kenn du ko discuter à l'unanimité amul opposition ak affaire force de défense et de sécurité di leen sargal di leen neexal man de ñu ma dëkkal Bambey seede nañ ma ak feneen fu ma dem bi ma nekkee ministre fépp fu ma dem dama naan gouverneur bi kan mooy commissaire bi kan mooy commandant de gendarmerie bi dama leen di sargal fonk leen man yàlla moo dogal xaw ma damaa kawe xaw ma mais dama leen a respecté fonk leen donc ñoom nañ ñu delloo loolu xam ne xale yi nekk ci mbedd mi seeni rakk lañu seeni jarbaat lañu ñun ñi seeni jigéen lañu dañu am pour def seen liggéey mais soxlawuñu ku leen di rax bii ñu leen rax ñoom lay dévaluer parce que sagaluñ leen suturaaluñ leen ba ñu yàgg a def seen kii depuis longtemps force de défense et de sécurité yi xam nañ nañuy defee ñu jël ko ay ñoo xam ne duñu ay professionnel ay ñoo xam ne politique a leen ci boole ay ñoo xam ne ñu ngi tudd nervi turu nervi xoolal turu nervi mësul a baax nervi mësul a rafet ñu jox leen ay gourdin ñu ñëw rax leen joxuñu leen seen arme ñoom ñu xam am ay arme yoo xam ne xam nañ leen bu ñu yorewul clé à la limite matraque la ñuy yore ñu am identification seeni arme xam nuñ leen di xàmmee. mais yéen tamit war ngeen lancer appel au calme. waaw mais ñun ñoo gën a bëgg calme boo gisee ma dalee ca président. ni na président siffler la fin de la récréation yëf yi jeex mais man xam naa li may wax su ko neexoon tey ci guddi mu jeex. dañoo war a am ngeen baat bu ngeen waxee nañ leen. moom bu bëggee mu jeex ñun ñoo koy jëkk a nangu maa la wax loolu parce que Ousmane amu ci benn intérêt. mais moom daal dañoo former seen affaire rek ñëw xëpp ci kawam. donc amu ci benn intérêt ñun ni ñu def. bu bëggee mu jeex ba mu wuy ji. noonu mën nañ koo def ba lépp calme. maanaam ñu dégg négocier ci suuf ak yooyu. non du négocier ci suuf dañoo wax ak moom. waaw am na cër boo xam ne su fekkee ne magum jëm boo xam ne mën na laa jur. ñëw na nangul la ko di dox guddi di dox bëccëg toogatul taxawatul ñu di ko xas ndax yow. di ko saaga ndax yow mu nangul la ko te dafa gis ne da nga nekk ci yoonu dëgg dafa gis ne day xeex injustice dafa gis ne bu ñu jógee ci yow mën nañu dem ci moom wala ñu dem ci ku mel ni moom mu indeetuñu fitna boobu ba léegi amuñu jàmm boobu ba léegi ñu ngi ñuy indil ay wax boobu ba léegi ñu ngi dal ci suñu kaw ñu jàpp ne war nañ koo jàppale te nag bu dee Macky Sall président am na lu mu ñu dimbalee loolu la mooy tey opposition bi benn la booye boo nga ni plateforme booye boo nga ni mouvement booye boo nga ni front de résistance booye boo nga ni lenn foog tourné gis sa morom bu soobee yàlla te wéetatuñu nag moom waaw mais honorable nag gars yi nee nañu da ngeen profité ci Sonko pour vraiment ngeen déployer waat parce que opposition bi presque dee woon na ndok
bu dee dañoo profité ci Sonko. bëgguñu woon mu dal ci Sonko bëgguñu woon ñu indil ko lu mel ni waaye yàlla mi bari sutura def na ba njëkkante bi ak parax bi tax na ba yu bon yooyu teg nañ ko ci suuf indi léegi. à toute chose malheureuse. kii ordre public ak yu kenn xamul loolu opposition du ko bañ. waaw. trouble de l'ordre public. loolu yàgg na ci opposant ndokk. waaw ñun boobu accusation sax moo ñu gënal yu bon yooyu ñu indi nga xam ni kenn nangootu la seetaan télé léegi ndax ay wax yu pervers ak. waaw mais ay discours yu obscènes. trouble à l'ordre public taxul ñu fàtte dossier viol bi de. newuñu leen ngeen fàtte ko mais yàlla na ngeen ci gis dara. ay buñ ca gisul dara. Binta na nga bokk ci plateforme bi porter plainte buñ ca gisul dara. waaw yéen jigéen ñi na ngeen am fulla fexe ba jigéen dootuñu ko utiliser. mais dégguñu la nga défendre Adji Sarr dégguñu la nga wax ci femme Pastef fi ñu jàpp fan yi. ok dem naa seete leen man Bambey laa jóge rek dem police su jëppal. Commissaire bi. ñibbi nañ xam naa ko. mais commissaire bi dafa génn ne ma mais respect honorable. waaw ma ne ko commissaire. na ma defoon ne sa madame ka moo fi nekk mun ma déedéet man léegi maa fi nekk. dama bëggoon wax la laaj lan nga bëgg xam nga kooku correction la. ma wax ko li ma bëgg ba mu mënulee nekk ma ne ko bu doon sama sago de nga dégtal leen ci seen nopp ne madame Aïda Mbodj député ñëwoon na di leen seet bu leen dundalul mayu leen ñu améliorer seen conditions yi dina leen revigorer. apparemment ña fa demoon seeti leen rek yëpp dañ leen tere. waaw man de nanguwuñu te malgré correction wu commissaire bi nanguwul ma gis leen. te bëggoon naa taxaw rek gis leen wax ak Maymuna ni leen maa ngi ànd ak yéen. Adji Sarr nag amul droit. ok Adji Sarr nee naa la victime la dégguloo ma bëgg a porter plainte ndax sama doom jooju ni ñu ko def. ba pare kidnappé ko. kenn mënu koo teg bët yow interroger nga ko. déedéet. interroger ko. Maître El Hadji Diouf ko nëbbu interroger ko. kon kay am nga droit yow yaa war a jëkk ci plainte bi. Binta interroger ko ndax nga jox ma information laa bëgg. waaw mu ko man tam kay bu doon sama sago ma wuuf ko. waaw teg ko ci sama mbagg mii. tàppal ko nax ko laaj ko lu xew. li xew xam naa dinañ ko xam kon ci kanam honorable ñu ngi lay gërëm. maa ngi leen di gërëm di leen sant encore une fois di appeler au calme. di wax préfet nañu bàyyi ñu def sunu marche. Sénégal jëm kanam. Barthélémy. merci beaucoup Binta Diallo merci également à notre invité honorable. merci beaucoup. ñu dem publicité dellu si waat ci plateau bi.